asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ku nga xam ne yaa ngi safoo bernde ñu dellu leen di leen ziar di leen wax dal leen ak jàmm tey nag ñu ngi leen indil li ñuy wax shish kebab mu nekk brochette boo xamante ni dañ ko def ak viande hachée mais viande hachée bi ñu yoree nag moom nekkul bu yàpp mais bu ginaar la donc lii nag moo siy dem dinañ soxla yàpp ginaar donc ku nekk bi nga am man dama am mixu saay muy nekk pooju ginaar bi ak dënn bi moom laa jël bi nga xam ne dañ ko désossé ma jël ko def ko ay cube yu ndaw dinaa soxla nutritional yeast muy levure nutritionnelle dinaa soxla aussi poobar dinañ soxla xorom soxla nañu laaj ak poobar bi nga xam ne moom la ñuy mélanger ñu ngi amee fii aussi paprika mooy fël-fël bu smoke bi ñu ngi yore fii aussi curcuma yore fii cumin yore fii garlic ak ginger muy jinjeer ak kii laaj bi nga xamante ni dañ ko dëbboon ñu yore fii tuuti kii 7 épices muy 7 épices du moins yore kaani ñu amee fii aussi tuuti farine de coco ku utiliser wul farine de coco mun nga utiliser farine bu la neex donc man farine de coco laay jël ndax li mu amul affaire gluten yi ak aussi yor nañ fi persil dinañ aussi sànni tuuti kaani tëmbal tuuti rek pour parfumer ko pas pour mu saf kaani mais juste pour parfumer ko donc du ñu def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ bi bismillah gis ngeen fi mu nekk nii dañuy daal di commencer wal suñu ginaar bi donc def naa fii kaani ki nga xamante ni am nga accès ci ginaar bu ñu ba pare haché ba pare mun nga ko jënd man tey jii lii laa fi yore donc moo tax ma koy defaral sam bopp donc ñu def kaani bi léegi daal di jël ginaar bi def ci directement léegi li may def mooy damay commencer dugal ci yeneen ingrédients yi des yëpp mu nekk poivron ak soble boobu waxuma ko woon mais ku mu neex nga def ko ku mu neex nga bañ a man dama ko ciy def pour mu jox suñu brochette yi beaucoup plus de goût jël suñu laaj bi mi ngi nii jël paprika beeg bi curcumin bi ak cumin bi ak laaj ak bi jinjeer bi tuuti kaani bu sew tuuti 7 épices gis nga jël suñu paprika muy fël-fël bi def ci gis nga ba léegi ci même même lancé bi la ñuy def dama jël épices yi nga xam ne dañu anti-inflammatoire yi moom laay am tendance di togg donc ñu daal di jël suñu persil bi rek dugal ko ci biir gis nga ma daal di jël poobar bi dolli jël suñu levure nutritionnelle ñu def ci voilà après ñu jël xorom aussi def ci léegi nag il faut nga assaisonner ko bu xaw a baax tuuti parce que sinon su fekkee wóoru la ndax saf na ou pas da ngay daal di jël boo mixé yëpp nga daal di jël tuuti rek daal di koy soit nga saaf ko tuuti comme ça nga mun ko ñam parce que ginaar la munoo ko ñam noonu kese bismillah mixé nañu suñu ndawal li dëbb nañ ko yëpp ba mu mokk donc li ñuy def fii mooy maanaam dañuy daal di ñëw parce que bi ma koy dëbb defuma ci woon bi coco bi farine de coco bi bu la neexee nga def ci comme li ma waxoon début ba rek farine kese li tax ma ciy def farine de coco c'est pour que mu teel ma
mélange bi daal parce que sinon bu fekkee bëggoo utiliser farine de coco mun nga utiliser chapelure mu nekk breadcrumbs mun nga ko utiliser tamit loolu du si wàññi dara donc damay jël rek daal di jël tuuti rek laa si soxla booy xool une cuillère à soupe laa si def léegi nag soo ko mixé yëpp ba mu jeex après man maa ngi saaf tuuti ci côté bi comme ça pour mun a xool daal ndax soxla naa dolli ay xorom ak affaire yu mel ni ki noonu bu ko defee bu ma paree rek dama koy daal di dugal ci frigidaire bi pour ay 15 minutes yooyu noonu wala 30 juste rek pour affaire yi xaw a sedd tuuti bu ko defee boo koy defar mu gën a mun a neex a defar ndax du tas sa loxo daal. voilà gis ngeen léegi ndawal bi ñu ngi koy jël nag di ko jox kii forme bi ñu bëgg mu jël donc boo leen xoolee dama ko jël def ko si su la neexee li may def nii mun nga ko bañ a def nga daal di koy def directement si benn kii brochette bantu brochette après daal di koy kii daal di koy bàyyi foofu. mais man dama bëgg conserver pour bu fekkee ni par exemple dama ko bëgg a conserver nii moo gën a neex a conserver nga congeler ko que ngay wut nga def bant brochette yi di ko congeler donc nii rek laay def lii nii yomb na bu fekkee bant nga yore mun nga utiliser bant bu fekkee brochette mooy yu fer yi bant brochette yu fer yi mun nga ko jël nga utiliser ko même chose man dama jël li ñuy daasee paaka noonu moom rek laa utiliser donc ma jël rek tuuti lu yem rek ngay jël parce que bëgguñu def yu rëy donc su ma defee nii daal di koy jox forme bu oblong gis nga juste pour mu mun ma dimbali après léegi soo jëlee yëf yi da nga koy daal di teg ci digg bi gis nga boo ko tegee nii ci digg bi donc nga daal di pousse ndawal li contre fer bi walla sa brochette daal sa bantu brochette gis nga léegi daal di mel ni ku koy tëj gis nga commencement bi dina la sonal nag dina la frustrer parce que des fois mun nga ko def surtout bu seddulee noonu mun nga ko def ba pare boo koy teg rek muy daanu donc léegi nag il faut moo tax sedd bi moom daf siy am solo léegi fi mu nekk nii dama am ndox nii sama côté sama wet dama jël benn récipient rek def si ndox benn bool bu ndaw nii def si ndox saa bu ndawal li demee di coller ci sama loxo rek nga gis ma def sama loxo ndox tooyal ko pour mu mun a bàyyi kii bi lâché gis nga fi mu nekk nii plus ma koy pousse muy gën a gudd gis nga gis ngeen léegi nag su la neexee nga def ci design bu la neex like façon forme bu la neex am na ñoo xam ne dañuy jël seen benn pouce bi di ko bës nii gis nga di def nii boo paree daal di koy jël teg ko ci grill bi nii man dama koy dindi danga koy pousse rek ndànk nga koy rocc soo ko roccee mu bàyyi la pax bi foofu donc noonu nga koy toggee comme ça day mel ni da nga bàyyi woon brochette bi si moom nga ko toggaalee fekk defoo woon loolu gis nga deuxième baa ngi noonu donc li ñuy def mooy dañuy continuer rek continuer def lii nii di def bant yi si ndawal li si brochette yi après bu ñu paree ñëw wan leen yi ñu paree yépp après nag ñu daal di dem si kii bi ñu daal di leen di wan aussi nuñ koy lakkee moom tamit gis ngeen waaw mbokk jullit yi mbokk taalibe dañuy defar fii ak képp kuy safoo bernde rek dañuy ñëw defar fi mu nekk nii jus de bissap ak ñaari jus la ñuy defar tey jus de bissap ak jus de tamarin bi nga xam ne dañ koy mixé ak jinjeer donc jus de bissap bi moom li ñuy def mooy dañu jël bissap rek xooj ko ci ndox pas ndox bu tàng ndoxu robinet la ñu jël daal di koy def rek xooj ko ci donc loolu noonu daf lay gën a jox pureté wu bissap bi ci boppam dañuy jël rek segg bissap bi gis nga jus bi moom jus bu simple lay doon nekkul lenn loo xam ne day bëri ay bagages ak yu demee ni ki noonu non dañ koy def mu oyof comme ça du sonal kenn ci koor gi daal du weex du def dara
voilà gis nga bisaab baa ngi nii léegi li ma def mooy dama si defoon aussi dama si def tuuti menthe ma daal di jël aussi jus de goyave ku nekk jus boo am rek goyave bi dafay relever goût bi trop sax donc moom laay def du ma si def lu bari tuuti rek genn wàll bi booy xool après nag ñu daal di ñëw def suñu suukar ñëw wut vanille ak suñu menthe bi def ko si bu ko defee bisaab bi jeex daal di siy def suñu ay glaçon mu jeex. voilà gis ngeen tamarin bi mu ngi nii tamarin bi bariwul tuuti laa jël booy xool dama ko dagg mooy attends ma wan leen tamarin bi nii lay ñëwee donc man quand lu doy nii rek laa si dagg def ko donc damay ñëw bu la neexee mun nga defar jus de tamarin kese mais man pour loo xamante ne dafay baax ci digestion toujours rek dama siy jaxase tuuti gingembre après nga xamante ni dañ koy mixer def ko ci suñu blend ko mel ni comme kuy defar smoothie fekk du loolu ngay defar après nga segg ko dolli ci sa lu la neex loo ko bëgg a safalee rek nga dolli ko ci donc ñu def loolu après ñëwaat ak yéen. il faut mu am liquide boo xam ne moom la ñuy utiliser pour mun a kii blend léegi ma jël jinjeer gis nga jinjeer yaay xool lu la neex man bëgguma kii jinjeer bu saf loolu donc tuuti rek laay jël. sa jinjeer aussi boo ko jëndee mun nga ko def ci sa congélateur soo bañee mu yàqu jarul nga koy xolli nii dara gis nga jinjeer bi dafa set moo tax jéemuma nekk di ci sonn dama ko jël rek dagg ko directement ak xollit yeeg yépp parce que après dañ koy segg donc du ci yàq dara ma daal di koy ñëw tëj blend. gis nga jeex na. dañuy ñëw rek léegi fas yéene ko segg ndox bi laa siy def directement. voilà gis ngeen léegi à ce niveau li ngeen mën a def mooy lu leen neex ngeen siy def man dama siy def jus d'ananas bi nga xamante ni dafa concentré des fois su ma amee liquide bi moom laay gën a faral di def sax pas concentré bi mais liquide bi gis nga damay ñëw def ko ci directement. yow nag yaay xool naka nga bëggee sa tamarin far wala mu oyof man damay bëgg bu oyof bi quand même. Masha Allah this is good. voilà léegi ñu def ci tuuti vanille. daal di def tuuti ci suñu sucre selon votre goût rek. voilà gaa ñi kon gis ngeen ko ni suñu ñaari jus yi ñuy defar yi ñoo nekk nii mu nekk jus de bissap bi nga xamante ni dañ ci boole tuuti jus de goyave mélangé ko ak aussi suñu jus de tamarin ak ak gingembre bi nga xam ne moom la ñu boole muy daqaar ak jinjeer donc ñu ngi nii ku nekk yow yaay xool lu la neex nga siy dolli. kon nag mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy safoo bernde seen émission mi ngi woon nii nga xam ne ñu ngi nekkoon toujours ci série meal prep yi ñu doon def yi tey ñu ngi leen indiloon shish kebabs bi nga xamante ni mooy brochette yoo xam ne dafa c'est fait à base de viande hachée boo xamante ni bu ginaar la ku nekk yow yaay utiliser bi nga bëgg su fekkee viande hachée bu yàpp nga bëgg moom ngay def man bu ginaar bi laa yore ñu boole woon ko aussi ak ay samosa yooyu aussi ñu ngi ci chez Bilo def ne wan nañ leen ko fa bi nga xam ne dañoo am farine de blé ak yi nga xam ne farine de coco lañ ko booleel ñu amee aussi fii suñu plateau légumes boo xam ni asperge lañ ci def ak les choux de Bruxelles moom lañ leen booleel nii def ci tuuti sésame nii pour décoration am aussi fii soble boo xam ne dañ ko sauté ak
poivron mu nekk ku nekk bi nga am man bi nga xam ne bu jaune ak bu orange la bu verte ak bu orange laa yore woon ma def ko ñu am fële aussi tahini sauce tahini bi moom daf fi nekkoon quoi yéen xool leen rek chaque fois gis ngeen li ma koy booleel su la bo neexee nga boole ko tahini raita wala sauce yi nga xam ne moom la ñuy defar pour chaque fois bu ñu defaree ay lu mel ni ay shawarma ak yooyu brochette bi neex na aussi soo ko boolee ak ceeb tamit daal di dagg say tomate fraîche ak concombre def sa kii salade bu ndaw noonu tamit def si neex donc jus yaa ngi nii ñoom tamit ñu ngi chez Bilo mu nekkoon jus de tamarin bi nga xam ne dañ ko boole ak ginger am fii aussi jus de bissap bi nga xam ni dañ ko mixé ak jus de goyave donc daal di koy def ak suñu substitut sucre yooyu noonu nga xamante ni ku mu neex ki nga xam ne bëgg na utiliser sucre normal mun na ko utiliser mais man dama jël substitut muy monk fruit sugar boobu laa substitut moom laa jël donc moom laa utiliser daal donc fi mu nekk nii daal duñ def rek lu dul di leen jaajëfal di jox shout out ñi nga xamante ni ñoom ñooy topp bernde saa su ne plus particulièrement Divine Duchesse voilà moom aussi daf ñuy topp soxna Jaara soxna Kumba ñoom ñëpp daal ku ñu du ñu fàtte ñooñ la ñuy jox tey xam na may mun a sumbulu soxna may mun a saane ñooñ ñëpp ñu ngi leen di kii ak sama doom yi foofu ñoom maam Jaara ñooñ ñëpp maa ngi leen di vraiment di defal shout out di wax ni vraiment ñu ngi gis jàppale yi di leen remercier bu baax di leen wax toujours bu leen fàtte di partager vidéo yi mais aussi di ko aimer di subscribe tamit di inscrire si kii bi si suñu chaîne chez Bilo donc ngeen di abonné si suñu chaîne chez Bilo bu ko defee affaire yi mën a gën a dox ak noonu rek ngeen ñu mën a dimbale et puis di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah Bila